Amis chers fidèles internautes de Sénégal surtout maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di am mbégte encore di jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni yéen a ko taamul seen bopp muy Makkaan nag saa bu ñu ñëwee dañuy dalal ndaanaan ñoo xamante ni seen i tur day répondre avec li nga xamante ni mooy actualité yi xew ci réew mi ki may dalal tey nag di ndaanaan koo xamante ni lii muy def da cee yàgg lool nekk ci kilifa bu baax waaye rafetal ko ba mu rafet tubarkàlla ñu koy woowee Waline Fall la reine du foulard du chignon et du chapeau te ci kàttanu sunu borom moom laa nar a dalal damay def rek lu dul nuyu ko ñu gisandoo ko ak internet yi Waline maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum Thiat maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar yéen ñëpp di wax ni maa ngi kontaan ci seetsi bi ngeen ma seetsi ci biir kër gi ndax fii mooy suñu lépp di ko rafetlu lool nag di ko rafetlu lool di ci am contentement bu rëy waa rawatina ci waxtu bi ngeen fi ñëwee itam waa ku ne xam na ni jamono ji jamonoy safar bi la ak màggal gi te màggal gi mooy suñu lépp waaw ba tax na kontaan naa ci lool sax. macha allah gi gis ko tubarkàlla mu daal def musóor mëninam waaye tey daal dugg ci li nga xamante ni mooy Yaay Fall macha allah su baaxee nag yaa booy dañu am nu ñuy defee Makkaan ku ñu ñëw seet si la day am ay baat ak tontu yoo xamante ni dañ koy sekk man ak yow donc su baaxee dañuy ànd ak Djily daal di dem dugg ci li nga xamante ni mooy baat ak tontu à tout à l'heure. jërëjëf de retour dans votre émission Makkaan may rappelé nag ne tey ki nga xamante ni moom laa seet si du kenn ku dul Waline Fall la reine du foulard du chignon et du chapeau tey moom laa seet si kenn ku ne xam na ne nag dañoo toll ci safar te buñ nee safar sëñ Mountakha moo génne décret bi macha allah jamono ji bëgg nañ koy màggali ànd ak sa musóor gu sàjj comme ni nga ko defee donc dañ lay nuyuwaat à nouveau di kontaan tey ci dalal bi nga ñu dalal di la remercier aussi parce que c'est très rare nga def ko je rappelle bëgg nañu xam tuuti Taïf Coiffure bi mu dalee exister ba tey tubarkàll mi ngi exister waaye li nga xamante ni tey mooy constance bi li ko def Waline bëggoon nañu nga ñëw ci tuuti ak pourquoi Taïf Coiffure. Thiat damay sant yàlla bu baax di sant samay waajur di dellu di ko sant nu baax ndax ku ne xam na ni constance bi li ko waral mooy yàlla dafa def ni métier mi dañ ci nekk suñu boroom daal di ñuy jox tur wi ñu nangu ko loolu alhamdulilah waaye ci biir loolu itam bu fekkente ne da ngay def mbir ñëpp bëgg ko saa su ne war ngay innover di créer di fexe saa su ne di gën a jege nit ñi ci jamono ju ne ak la cay xew ak li nit ñi bëgg nga fekk si leen ci beneen bi ci topp mooy que ni tur yi moom suñu boroom moo def waxtu bi nga xam ni nit ñëpp a ngi koy bàyyi xel weesuwul lu dul lenn ndax damay wax ni Waline mooy produit bi kon produit bi war na egg fu jëmm ji dul egg amul solo jëmm ji di exposé wu tur wi di exposé wu ndax li am solo dëgg mooy fexe ba nit ñi li ñu bëgg ci yow te xam ko muy qualité bi ngay liggéey nga xam ni kenn ku ci ne bu amee soxla boobu sa xel day dem ci Waline ñu fexe niveau boobu ñu koy yéegal à tout moment di ko sant yàlla nag ndax ci suñu jëmm ju xeebu ji amuñu solo suñu borom moo koy def moo tax à chaque fois ñu ngi fexe liy bégal nit ñi di topp tam li nit ñi bëgg ndax Waline tur bi jamono la waaye jëmm ji benn Yaay Fall bu xeebu la bu ñàkk solo lool di wax alhamdulilah di sant yàlla ba tey rek tontu boobu ñu koy laaj bari na.
ñu bëgg a xam tuuti ci particularité bi parce que depuis que bi nga commencé ci fulaar nga njëkkee ñuy waxati nga ne dangaa chapeau te boobu ba tey rek mbir mi ngi tourner autour de beauté africaine à chaque fois identité bi bokk na ci boobu ba tey Walina ngi exister mais elle a su garder sa noirceur d'ébène ñu ñëw ci lan mooy secret bi parce que nag mi ngi rafet ba tey tur bi mi ngi màgg te ku ku baax nag xam na la que ça soit les artistes que ça soit les députés les ministres un peu partout dans le monde ngay yóbbu say produits bëggoon nañu tey nga wax ñu tuuti li nga xamante ni mooy secret Waline donte nag kenn du wax secret am de daa mel ne. secret bi de mooy liggéey boole kooku lépp looy def comme ni ma koy waxee rek nga bëgg ko nekk ci exemple nekk ci royukaay ci sama yaakaar. dafa am melokaan booy jiital avant tout saa boo ko tiimee di ko def rek xamal ni looy partagé ak ñëpp la te loo mbir boo koy partagé ak ñëpp dafa war a rafet gi mooy njëkk a jéem a yar sa bopp ci lu bari. lu ci mel ne lan. lu ci mel ne que ni ci liggéey bi dafay toll ci moment boo xam ni tey produit bi ngay def ñëpp koy bëgg. te comme li ma lay wax ni waxoo ak Waline ngay waxal. mais ba tey damay génn ci yaay faal bi dugg ci Waline bi fi ngay waxee ci Waline ci fi ngay waxee ak Waline parce que bu dee Waline la macha allah tey naam ku ci ne bëgg ngaa doon Waline loolu yàlla moo ko def. waa xanaa ñu jéem a góorgóorlu képp ku bëgg a mel ni moom góorgóorlu bokkut ak yaay faal bi tey Waline bi mooy turu jamono ji mooy marque bi comme ni ma koy waxee. que ni képp ku ñëw ci bërëb damay bëgg nga ànd ak Waline mooy yaa xam chignon bi ngay yóbbu yaa xam musóor bi ngay yóbbu ak yeneen bagage yi fi nekk yoo leen gisal seen bopp ci liggéey bi yooyu yëpp ci Waline la kon loolu mooy Waline bi kon Waline boobu dafa am lu koy téye mooy lépp looy def danga ci di jiital fulla fayda ak jom fexe ba ñëpp naw la nag naam ñëpp naw la sax yombul waaye dañ koy jéem di ko ñaan suñu boroom waaw loolu la. liggéey bu doomu aadama di def du ñàkk parfois mu am ay tentation milieu bi nag comme milieu yeneen yëpp la waaye yéen li tax seen bos tamit di répondre waat wala muy ñëwaat ba tey ci showbiz mooy yéen ak waa showbiz yéenay liggéey parce que ku ne beauté wax li nga xamante ni mooy télévision ku ne image wax mode donc mu nekk liggéey boo xamante c'est vice versa mais tentation yi métit yi coono yi nga xamante ni lépp mi ngi ko ëmb sànq wax nga ne lenn li moo koy maye waaye yan ak yan lañ ci mën di nemmeeku yoo xamante ni ku deful nànk mu gàllankoor. waaw tentation yi bari koo xam ni damay wax bépp métier bu nit di def bu dee da nga cee jiitu fexeel di jubal tey dëggal naam jubal ak dëggal sax suñu boroom moo ñu koy jaglee rek moo ñaale ñu ko ñu fexe koo def parce que comme li may faral di wax rek am na foo xam ne bu fekkee sa tur dafa toll tu n'as pas droit à faire l'erreur kon nañuy bàyyi xel xale yi nekk suñu ginnaaw ñu di leen former suñu njaboot lañu ak ñi ñu yàlla booleel ñëpp nag te loolu mooy richesse bi gën a ëpp ci nit richesse bi gën a ëpp ci nit loolu bokk na ci. jërëjëf mu mel ne li nga wax sànq rek daf may fàttali li mag ba waxoon naan jëf na rafet ndax nettali du màgget waaye nag mu rafet lool ci seen diggante yéen ñi sekk milieu bi yëpp bëggoon nañu nga wax ñu tuuti sa relation ak ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal géew bi. ñi ma bokkal géew bi damay wax alhamdulilah rabil alamin relation yu rafet laa sekk ak ñoom parce que dama fi ñëw fekk fi samay mag ñu am ak man jàmm lool nag ak salaam ma leen di nuyu de passage ñoom ñëpp coiffeuse yi Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn. te ba tey day rafet ndax képp koo xam ni war naa dégganteeg man rek ñu ngi déggante ñoom ñëpp yàlla def na ñoom ñëpp nag macha allah te xam nga ñu ci biir métier bi ñu nekk yàlla dafa def tellement que dama ci teel a dugg torop teel naa ci dugg te bi ma ci duggee ba tey mën naa ni sama parcours lu ci ëpp sama commencement sama rakk laa nekkaloo macha allah kon dafay am benn nu ñu koy waxeeti benn complicité buy am sama digganteeg moom ba tax na ñoom ñëpp dama am ak ñoom jàmm mais nag aw ma man fréquentation waaw loolu dañ ma ko yare aw ma fréquentation vraiment mais ñëpp samay mag la ñëpp laa ma jàmm
waaw. loolu dañ ciy pëtaxlu daal di ñëw ci ñàkk gis gi nga xamante dañ la koy gis parfois ci festivités yi lu ci mel ni ay grand théâtre wala duy s'affiché wu loolu yëpp dafay mel ne rek day répondre ci li nga wax tout à l'heure que ne yow li nga gën a faire valoir li nga gën a bëgg muy di ko mettre en valeur muy produit bi et non pas la personne en tant que telle. comme li ma la wax rek Thiat comme li ma la wax parce que bu fekkente ni li ngay jaay moo lay jaay da ngay fexe loolu ñu fexe mu jar. mu fexe mu jar nag mooy li ma la wax à chaque fois fexeel liy bégal nit ñi festivité bi yi ngay wax tam tout le temps muy am nit ñi di seen xel di dem ci Waline kon pour man Waline a ngi nekk foofu pour toujours Waline a ngi ci nit ñi pour toujours. kon daal su ma juumul dafa mel ne yow lenn li ngay mettre en valeur leneen li nga teg ko ndax ñaari mbir mënoo koo mettre en valeur su ma juumul am na lu ñu jàngee ci yow ndax mënoo mettre en valeur li nga xamante ni mooy produit bi en même temps personne bi muy sa choix nag mais dañuy gis ñeneen ñi di ko def te pourtant ba tey li nga xamante ni mooy tole bi ak cartonné bi nga xamante ni ñu ngi koy def ak visibilité bi loolu jàppoo ne day rey tuuti sa visibilité ak sa communication bi nga xamante ni waroon nga ko. pour man du ko rey parce que amul solo pour man amul solo ngay exposé wu à tout moment ci sa jëmm di exposé wu. parce que maa ngi jéggalu ci wax ji sax parce que du jëmm ji la ñuy jaay produit bi la ñuy jaay te produit bi comme li may wax fii rek tout le temps ma ne leen fexe leen ku ñëw yóbbu Waline produit bi c'est international. à chaque fois bu cliente bi ñëwee dinañ ko fexe bëggal ba buy dem dina yóbbu Waline ci yóbbu Waline boobu muy yóbbu Waline man pour man loolu moo ëpp solo parce que tey ci nga baal ma comme par exemple tey am na kilifa yoo xam ni boo nee Waline rek ñu ne la borom musóor yi loolu àdduna yëpp bàyyi nañ ko xel kon ba pare tur bi boole kook mu nekk tur bu raar. si Waline dafa raar kon bu fekkee tur bi dafa raar. ñu fesal tur bi ba tur bi fes jëmm ji naam damay wax ni amul solo li am solo mooy que ni produit bi di dem à tout moment waaw kon loolu li may wax rek dañuy sant yàlla. waaw ndax daf ñuy dal ci lu bari à chaque fois dañuy fexe Waline mais Waline duñ ko gis lu bari. xëy na tam loolu tam la ñuy sant yàlla bokk na ci secret bi. secret bi loolu damay wax ni bokk na ci ñu koy sant yàlla nu baax nag. jërëjëf comme ni ngeen ko gisee ki nga xamante ni mooy Waline Fall moom laa seet si woon tey boo leen déggee kàddu yi rek da ngay xam ne benn yaay Fall moom mooy wax tey koo xamante ni ku disponible la tey bi ma ñëwee fekk fi cliente yi dama kontaan parce que saafonte bi waxtaanante bi mu mel ne comme li nga wax tout à l'heure rek ñàkk a s'affiché wu bi bay yëg sa bopp parfois moo la ko may ndax da ngay gis bu ñëwee waxtaan bi retaan bi defaral ko topp mu am service après vente li tubaab bi di wax buñ la defaree ba pare topp ci mbaa kontaan nga mbaali donc loolu yëpp jàngee nañ ko fi ñun bi ñu ñëwee donc dañ lay gën a jaajëfalaat rek di la kontaane te di la ñaanal bu baax a baax émission bi nga xamante ni nag mooy Makkaan baat ak tontu nii lay demee waaye bala ñu ci jógee rek dama lay laaj yan jafe-jafe yenn saa yi ngeen ciy dund yéen nga wax en général mais aussi wax yan problème parfois nga ci am ci côté client yi ci côté yenn saa yi nga génn ci côté nga bëgg a wut dara ci peut-être benn service yan jafe-jafe la ci Waline di am en quelque sorte. des fois dama naan jafe-jafe la du jafe-jafe parce que jafe-jafe bi ni ma ko gisee mooy tey ki nga xam dafa ñëw jënd produit Waline te marque bi nekku ci mu dem na Waline la loolu mën naa ko tuddee jafe-jafe. loolu nan lay demee en fait. waaw ni muy demee mooy que ni tey comme par exemple ñu jaay la chignon wala ñu jaay la suñu chapeau xam nga mais da ngay gis ku ko ñëw jënd mais du ne Waline la. comme buñ ci defee marque bi mën na ko dindi. xëy na bëgg-bëggam la. lim ci jublu moo ko xam léegi après nit mën nañu woo ne yéen a ma jaay lii ak lii xam nga mais ñun dinañ xam mais munoo tam fu ne sa tànk dem fa. loolu taxu ñoo jóg. dafa mel ne day am ñoo xamante ni dañuy ñëw jënd si mel ne en tant que cliente te fekk peut-être copier moo leen ciy neex wala su ma juumul waxoo loolu. doo mën a xam lépp parce que kii ñëw doo xam kan la. doo xam kii kan la mais da ngay gis nit ku ñëw jënd turu Waline lay wax fekk du Waline parce que Waline fexe na ba bi may door ba tey macha allah dama dem ba BSDA ci jamono jooju changé nañ tur bi sax léegi. SODAV
maa ngi leen di nuyu de passage ma def fa sama li may def lépp kon loolu ça fait longtemps du tey yàgg na kon li ma moom xam naa ko. à part côté plagiat bi c'est la copier parfois parce que du ci ñàkk. léegi ñu bari ñu ngi def ay fulaar. yan jafe-jafe ngeen ci amaat yoo xamante ni mën nañ ko nemmee. waa jafe-jafe bi ma lay wax mooy que ni comme tey jii nit ki ñëw ci Waline parce que chaque jour ñu ngi créer lu bees ñu ngi innover ñu ngi defar tout le temps ñu ngi changer léegi lépp produit bu ñu da ngay gis kenn koo xam da koy jaral mu ñëw su ñëwee jënd bu jëndee day dindi étiquette bi est-ce que comprendre nga. parce que bépp produit bu fi génn balaa muy dem Waline bi dina ci nekk léegi yow bu la jaralee di mën nga dindi étiquette bi loolu ñun du lu ñuy xam parce que jaay nañ la pare dem nga am parfois rek erreur du ñàkk ñun ñuy teg liggéey bi chargé wu ñu fàtte loolu parfois mu am mais ñun li ñu liggéey xam nañ ko moo tax ma ne la jafe-jafe boobu lañ ciy am te tuddeewu ma ko jafe-jafe loolu macha allah damay wax promotion la ndax def mbir nit ña bëgg ko ba di ko def da nga koy sant yàlla promotion la. lenn rek li nga xamante ni bëgg nañ la koo laaj nga ñaaxee ko ñi nga xamante ni peut-être dañuy def loolu li nit ki def mu jóge ci moom muy créativité am ak li nga ñëw tey jënd si pour bëgg ko utiliser à d'autres fins ban finalité lay am peut-être moo xam mais loolu lan lay indi bëgg naa nga indi ci benn conseil boo xamante ni tey pour ki koy def du loo koy conseiller pour mu tere ko mais est-ce que du tëj talent wam du tëj potentialité yi nga xamante ni amoon na ko est-ce que bu toogoon inspiré wu du mën a am leneen loo xamante ni du bokk ak yow sax li nga def. bien sûr mooy li ma lay expliquer nii parce que nee naa loolu promotion la. si ñu ngi faire valoir sa promotion. loolu promotion laa ko tuddee. loolu dañ ciy sant yàlla promotion mais conseil bi may joxe mooy ci àdduna bëgg nit am na sopp nit am na dañuy wax alhamdulilah mais fexe tam ba lépp loo bëgg nga fexe cee wane sa particularité. tout à fait ñu xam ne lii kii la. sa identité surtout. daf ciy am solo. ndax moo lay yeggale fenn. et effectivement loolu moo am solo ci li nit ki di def mais nag bëgg Waline loolu alhamdulilah la sant yàlla la tam ak xool li muy def nga bëgg ko def alhamdulilah dañuy sant. liggéey bu rafet rek moo mën a maye loolu donc yàlla na sax tey ñi la bëgg it bari nañ lool elles sont nombreuses même góor ñi sax dañ laa bëgg parce que nag wax dëgg yàlla tout à l'heure gis naa fi xeet yu baax yoo xamante ni que ça soit muy jigéen ba muy góor incha allah xam naa ci waajal safar gi nañ ko xaar rek ci Instagram yeeg Snapchat yeeg yu baax yi tubarkalla ndax yu bëri yaa ngi ko ci préparel te incha allah dinañ ci àndandoo bu soobee suñu borom bëgg nañu ñëw rek nag ci leneen li nga xamante ni moo toftalu ci Makane bu baaxee dañuy dem dikkaat daal di ñëw ci li nga xamante ni mooy jomb donc à tout à l'heure. jërëjëf de retour ci seen émission Makane tey nag je rappelle ki nga xamante ni moom la ñu invité du kenn ku dul Waline Fall la reine du foulard du chignon et du chapeau nga gis baat ak tontu yi nga xamante ni tout à l'heure sekk nañ ko man ak moom te defe naa ne yaatal na tubarkalla ndaxte une ancienne la une personne expérimentée pétrie de talent koo xamante ni wax dëgg yàlla en ce qui concerne la beauté da ciy def liggéey bu am solo kon dañ koy gën a ñaanal bu baax a baax yaay nag bokk na ci rubrique bi loo xamante ni ku ñu ñëw dañ ko koy laaj ndaxte Waline Fall en tant que sénégalaise africaine qui représente le Sénégal un peu partout dans le monde et qui valorise benn produit boo xamante ni c'est Waline lan ak lan lay jombale boppam parce que nag ku ñu ñëw dañ koy laaj te bokk na ci li nga xamante ni moom la nit ki di xamee ci derrière la personnalité bi nga xamante ni moom la ñu invité tey. man damay wax ne buñ nee jigéen rek wax nañ lépp surtout ñun yaay nga sénégalaise nga africaine nga modèle nga surtout modèle nga référence nga ba tax na bu fekkee yàlla dafa def nga njaboot war nga jombale sa bopp lu bari. lu ci mel ne la pour jombale sa bopp lu bari daal weesuwul ni di bañ loo xam ne ku la ca fekk du la naw. xeeb la. bëgguma loo xam ne ku la ci fekk xeeb la. macha allah. fexe tam di gàttal sa tànk. fexe di xam ci li ngay dugg nu baax parce que dañ toll ci jamono joo xam ni technologie bi dafay defar te day yàq. dëgg la. te li muy defar
ak li muy yàq benn bokk ci sa moom te naam li muy yàq sax moo ëpp li muy defar ba tax na boo nekkee royukaay di jigéen royukaay la. dëgg la laata sax muy ñu am statut beneen jigéen rek en quelque sorte. jigéen royukaay la di sedd njaboot gi tam njaboot gi du say doomi bopp rek mais boo xasee ba jiitu ak nga am tur njaboote nga ñëpp kon njaboot googu nga njaboote war na tax à chaque fois di leen bàyyi xel di moytu ci lu baree bari jombale sa bopp lu bari daal ndax ku ne xam na ni bu fekkee yaay nga lu yëngu ci yow rek yëngu ci njaboot gi kon nag à chaque fois del bàyyi xel di defar sa toogaay foo toll di xam ñi ngay jëflanteel di xam ñi ngay àndal ak ñi ngay fréquenter en quelque sorte parce que fréquentation tam dina dugal ci nit lu bari te en général bu fekkee dangaa am tur ñaar la boo ko yëgee da lay lor boo ko yëgul da lay dimbali nim lay loree nag mooy di nga ànd ak koo warta àndal di nga duggante koo warta digganteel ba tax na ci loolu rek erreur day daal di ñëw bu fekkee yëgoo ko nag suñu borom daf lay dimbalil boppam ndax catégorie personne bu ñëw nga mën a ànd ak ñoom te damay jàpp ci ni àdduna à chaque fois bu ma jàkkaarloog nit ak ku mën a doon ci àdduna rek man jàpp naa ni kooku moo ma gën te loolu bu fekkee danga koy def rek di nga sóor lu bari di nga bàyyi xel ci lu bari dama koy faral di wax 10 diig oyof ci kaw nañu fexee rek oyof toll ndax oyof amul lum la mënta may. te mu yem suma juumul te mu yem ci philosophie. et non pas ci comportement. effectivement ça veut dire mën nga oyof. en étant tey jii une personne boo xamante ni da ngay accueillante comme parce que suñu liggéey moo ko laaj. mais tam am benn état d'esprit bu dur nekk une force tranquille boo xamante ni. du ku nekk mooy am accès ci yow suma juumul loolu nga bëgg a wax. waaw surtout loolu parce que oyof gi waxin la déggin la laaj. voilà amee génération bi da ngay wax mu leer. waaw waxin la déggin la laaj dafa am loo xam ni boo ci nekkee ñi xam ku la ne jàkk dina xam kii ban genre nit la ak nan lañ koy affronter loolu li koy def nag mooy ci ni ngay dundee mooy jombale sa bopp lu bari tey kenn ku ci nekk buy waxtaan ak yow mbaa muy jëflanteeg yow di nga am benn self défense boo xam da koy bàyyi xel ci yow du ñëpp la nga koy nangul waaye ci kaw liggéey bi dafa am lu muy laaj tentation bu ne ngi ci nag. dafa am lu ma gis loo xamante c'est très rare ma fekk ko ci salon de coiffure yi mooy ñëw fekk ngay waxtaan ak sa njaboot parce que ñi ngay liggéeyal yow defoo leen ay employé wala ay employeur donc li nga xamante ni moom nga leen jàppee du leen lu dul ay njaboot tey Waline boo jàngalee nit ba mu noppi nga gisaat ko lan ngay yëg ak ñaata nit nga fi jàngal mënatuñ koo lim sax mais ci xayma ñi fi jaar bari nañu tey boo leen gisaatee ban yëg-yëg nga. waaw ñi fi jaar bari nañu alhamdulilah di sant rek nag di doole di sant ndax bu yàggul dara maa ngi toog sama ay xale créer benn groupe WhatsApp pour les élèves de Waline kon xam nga ni loolu sak la après ma kontaan loolu ci xale yi kontaan loolu nag parce que yombul te keroog bi nga xamee ne dama déglu message yi damay jooy parce que xale rek moo jar a lebal. xale du fàtte te moment bi ma leen doon yor metti woon na parce que man bu ma yoree xale dama naan maa yaayam. lépp laay engagé wu. dama naan maa yaayam. dafay am ay qualité ak ay défaut yu may bëgg ci moom défaut yi bëgguma ci dara mais qualité yi dafa am qualité yu may bëgg ci nit. est-ce que comprendre nga li ma la wax. te xale yooyu dama ko dund ak ñoom tey. waa qualité yi mooy fexe ba nekk royukaay. am fulla ba ku la gis naw la. xam ne ci Waline nga jóge. parce que sànq da nga ko wax ci say jomb nga ne ñun dañoo war a defaraat toogaay parce que dafa am nu ñuy xoolee dafa am li nga xamante ni moom mooy li ñuy faire valoir yéen modèle ngeen ay idole ngeen donc kon képp koo xamante ni yaa ngi ko koy formé dafa am noo xamante ni boo ko xoolee rek war naa refléter ca ki nga xamante ni moo ko yar parce que nee nañ nit moom soo bëggee xam dëggantaan nu mu mel laajte ko ki ko yar. waaw mooy li ma la wax rek ma ne la ci xale yi. yàlla dafa def ñu nekk suñu njaboot
te ci biir xale yooyu yàlla def na ni ñun nit ki nga jàngal mu jaar ci yow dafa am bët boo xam ne moom ngay am ci moom bët bi mooy danga koy jàppe comme doom te xam ne xale yi ñoom ñëpp a yem ci man moo tax ma ne la bu yàggul dara dañ def créer benn groupe tellement que dafay yàgg tellement tey jii ñii am nañu jaboot macha allah nekk ay grande dame nga gis seen visage yi ñi ma daan gis bu njëkk ba ak tey changement gi ñu am mu nekk ay relation yu rafet parce que mënuma lim bu ma limee rek dama fi fanaan dañoo bari tey ñii ñoo ngi États-Unis ñii ñoo ngi Italie ñii ñoo ngi France partout dans le monde te biñ ma koy defar man daf ma surprendre foogewu ma woon ni que ni xale yi am nañ idée boobu ci man ñu may fàttali ay souvenir nag yu doy waar ndax ku ne xam ni ku yor doom di nga ko fiire di nga ko taxawu te foofu fépp jaar naa fi ak ñoom lépp nag li ma bëggoon mooy ñu baax rek parce que mbaax dafa am solo ci doomu aadama mais ki nga xam ne moom laa ci mën a préciser ci ñoom ñëpp bu ma limee ñëpp damay juum mais ki ma mën a préciser mooy sama rakk ñu bokk ndey ak baay muy Sukkay te dama daan tukki di ko bàyyi ak xale yi. dëgg la bi may njëkk a xam bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom laa njëkk a gisaale. dama daan tukki bàyyi ko ak xale yi mu di ko gérer nag macha allah ma koy nuyu de passage ndaxte lépp loo xam ne jàngal naa ko rek fa mu nekk moo ko fay def taxawaay bu ma waroon taxaw rek macha allah taxawee na ko fépp macha allah yal na ko yàlla lafal cat. di nuyu itam borom këram ak ñi mu nekkal parce que nee naa leen ku gisul Sukkay gis nga Waline te Waline mooy Sukkay mooy Waline. macha allah jërëjëf kontaan nañ ci wax dëgg yàlla développement yeeg leeral yëpp li xamante ni rek nar nañ ko waxtaanewaat bokk na ci message à la nation bi nga xamante ni ku ñu ñëw dañ ko koy laaj nar ko yëkkati jëmale ko ci li nga xamante ni mooy askan wi yëpp alors su baaxee dañuy dem dikkaat gën ko yaatal ak ki nga xamante ni tey moom laa invité muy Waline Fall. ba tey ñu ñëwaat ak yéen lii nag day wane ne rek ñu ngi ci safar gi wax dëgg yàlla café Touba yu tàng jër yaa ngi takkar naase ak ay xeeti besalam yu baax tubarkàlla yaay dañuy kontaanaat bu baax di la dalalaat ci émission bi di Makkaan dañoo toll nag ci message à la nation kenn ku ne xam ne ne jamono neexul dañoo toll ci li nga xamante ni mooy mbas mi daanu ci kaw ñëpp nekk impact nag ci ñëpp fi mu ne nii ñëpp la laal amul kenn ku mu bàyyi mu nekk une sorte d'alerte mais aussi une sorte boo xamante ni dina tax nit ñi gën a changer waat seen i méthode de travail parce que ku doon xaar rek ba mbas mi jeex pour nga mën a enrichir sa li nga xamante ni moom nga nekk yaa ngi ci ay jafe-jafe kenn ku nekk jéem naa xool beneen tournure bu mu jaar pour mën a génn ci mbas mi tey nag message bi nga xamante ni moom la ñu bëgg nga jëmale ko ci nation bi yow la ñuy bàyyi nga xool ci ban fànn ak ban fànn nga koy indi incha allah. ci foofu laay taxaw tuuti wax ci ndax fi jamono toll ak mbas mi ñëpp la laal tolloon nañ moment boo xam dañ naan l'heure est grave mais actuellement l'heure est moins grave kon dañuy wax alhamdulilah ba tax na gis na nit ñi defaraat toogaay ci mbas mi parce que lu nit foogewul woon la ci àdduna mu ñëw daanu suñu kaw ñun ñëpp jàpp askan bi yëpp damay wax ni ñu koy gën a yëg mooy père de famille ak mère de famille ndax ku ne xam na ni njaboot moo tënk lépp beneen bi ci topp mooy social bi surtout waa social bi man li ma ci jàngat mooy nit ki dama jàpp ni bu mbas mi amee ak bu mbas mi amul yëpp war nit ku ne koo tane war nga koo dimbali mais lépp solo ci àdduna bëgg naa lépp lu ci nit di defit nga di ci boole sutura ndax man daal li may ñaan chaque jour suñu borom mooy sutura daay man dama koo bëgg waaw sutura daay man ba tax na jàpp naa ni même bu mbas mi passé war nañoo mën a dimbalante waaw parce que dafa am ñoo xam ne dañoo soxla ndimbal loolu ñu nekk ay gorte mënuñu ko wax am ñu mën a taxaw exposé wu wax seen soxla am na ñoo xam ne mënuñu wax seen soxla ba tax na ñun war nañu mën a jàppalante saa su nekk ndax caméra ak télé pour dimbali ay nit. effectivement loolu laay wax tout le temps parce que tey war nga mën a nekk ak nit di dimbali nit sax te ki nga nekkal ki nga toogal waru ko xam parce que tam li may wax chaque jour sutura yàlla daf ko bëgg ci lépp da koo suturaal yàlla suturaal la moo tax dama koy faral di bëgg te su ma sañoon tam
képp koo xam ni yaa ngi ci position bi nga fexe ba lépp looy def ko te yàlla rek tax parce que nit ñi dañoo soxla dimbal te am na ñoo xam ay gor lañu mënuñu ñaan balaa nga koy xam nga nekk ci tali bi di dem da ngay rencontré rek lu nekk di nga gis nit léeg-léeg mu nekk gor loolu day dox ba xelam dem day wax ba xelam dem wala nga xam ni kii nekku fi mais dalee leen situation moo ko jàpp te damay wax ni pour li gën a gàtt rek waxuma la dëkkandoo di ngay am dëkkandoo ci koñ bi nga dëkk rek war nga fa mën a jaamu yàlla yoon bi ngay jóg di dem ci marché ba wala ngay dem ci boutique bi war nga fi mën a jaamu yàlla waaye lépp solo te ëpp solo mooy nañu fexe ba lépp looy def rek nga koy def ci sutura parce que yàlla dafa bëgg sutura moo tax lu bari nit mën na ci dimbali moroomam te nit mën na ko bañ a yëg pour man amul solo nga ne da ngay taxaw nit wala da ngay dimbali nit muy exposé wu ci réseaux sociaux yi télévision fu ne ñu koy wane pour man daal man bokk ci sama yaakaar man pour man loolu amul sens parce que bu fekkee da nga ne da ngay dimbali nit te yàlla rek tax te li ngay def yàlla nga koy seedeel kon war nga koo mën a def ci sutura man daal loolu laa jàpp ni moo am parce que noonu laay dundee pour man amul sens ku ne di xam waaw te dëkk bi toll nañ fu metti foo xam ni li am bërki démb rek war naa yeeku ne mbënd mi loo xam ne da daan taw ci 3 mois mu dem ci benn bis te fépp foo nekk rek dëkk bi yëpp foo dem rek taw baa nga fa xëy na tey dañ ne Kër Masaar yaa ngi dégg ne Pikine Yoof ak fii mais fépp ñëpp la mbënd mi laal kon ku ci bëgg def itam te yàlla rek tax ñooñu jege nañ la bul xeeb itam li ngay def bu ko xeeb bul xeeb jëf bi bu ko xeeb parce que jëf bi dafa am ñoo xam dañ koo yittewoo loolu tey peut-être ni tey kenn mu ngi am soxla ay milliards am ko soxla ay millions mais am na xam ne soxlaam bariwul lu néew la waaye lu néew loolu ci nga gën a mën a jaamoo suñu borom ndax ku nekk ci catégorie bi mu toll ci soxlay boppam kon man damay préféré bu fekkee kooku sama soxla ak soxlaam bokkul man damay préféré jox ko parce que man sama soxla loolu mënu ko faj kon naa fexe moom soxlaam faju ma am ci yàlla loolu de laa ci jublu. jërëjëf mu mel ne li nga wax nekk na lu am solo lool te it kenn ku ne war na koy bàyyi xel surtout si yàlla nag li naan moo gën bu nit da di nit lum la defal comme ni nga ko waxee jamono ji ñu toll bu wutul caméra ma mu wut Snapchat am pour faire valoir ko du am lu ko neex waaye sutura dafa baax ci lépp te yàlla nañu ko yàlla defal ci bàkki Nabil Moustapha leneen li nga xamante ni actualité la rek am na loo ci brosé sànq muy mbënd mi waaye dañuy ñëw tuuti parfois ci jafe-jafe yi jigéen di am yow nag nga nekk une femme battante boo xamante ni yaa ngi ci domaine bi te yaa ngi koy ñafe di ci suturlu di ci dimbali sak njaboot yenn saa yi nan ngay gisee góor ñi nga xamante ni dañuy yëkkati benn maanaam seen doole ci la ñuy jàpp ba bëgg di chantage yenn xale jigéen yoo xamante ni dañuy bëgg rek te wut rek pour mën a dimbali seen njaboot mais ñu leen di nengañ parfois ci seen pouvoir di leen sonal ci seen am-am wala seen position sociale ban message nga ciy def laataa ñuy tëj émission bi ndax mi ngi mel ne jeex na actuellement. message bi may wax mooy que ni loolu boo ko nangoo rek ñu daal di la koy def. lenn li nangu lay doon. nangu la. mais lenn li parfois du doon nangu. waaw lenn li parfois du doon nangu mais situation. bu mu la tax a jaay sa ngor. ok te xale yi léegi dañoo réere mbir lu bari. dañoo réere mbir lu bari. àdduna du chaque jour rek lay nekk. da ngay àdduna catégorie la. ëllëg sa njaboot dañuy toog. te jigéen war nga am melokaan boo xam ne ëllëg sa njaboot fu ñu nekk dañuy fier ci yow. di bañ a nangu lu yomb. lu yomb baaxul. bañ a fowe sa bopp. ñu baal ma ci waxin bi parce que boo fooy sa bopp di nga wéet yow kese fu kenn nekku. mais ban part de responsabilité. la ci ku góor ki am. waa ku góor ki part de responsabilité bi ci am mooy léeg-léeg ñu xool jigéen mu am nu mu mel ñu di ko chantage. di ko fowe mais kooku moo ko nangu. dafa am valeur yoo xam ne jigéen daf ko war a mooñaale toogaale ko. kon su ma juumul. ñaari minute bànneex gàcce giiru dund da koo jar ak lu mu ci mënti doon yow da ngay préféré bàyyi loola te xaar yàlla. loolu laay wax chaque jour. at bi 365 jours la. nga def ci waaye di koo xam ne ci benn fan. mu yàq sa àdduna yëpp boo tëddee doo nelaw. ba pare affaire bi du yam foofu. sa njaboot
say waajur yooyu yëpp da nga koy sóor bañ a bëgg lu yomb te xale yi nañu nangoo liggéey gëm seen bopp àdduna gëm sa bopp ak liggéey rek la képp ku ànd ak yow ci loolu di góor dalay naw dalay respecté bu jógoon intention pour fo dootul fo de day takk waaye bu la gisee nag nga yombal ko lépp du takk dalay fooye jàllu dem keneen ñëw te yàlla nañ ci yàlla musal jigéen dafa am ay valeurs yu nekk ci moom ba pare góor ñi tam ñuy jàppale jigéen ñi nañuy jàppale jigéen ñi parce que góor ñi ñooy suñu lépp xam nga boo waxee chaque jour ñu ne la yaay ju baax loolu la ñëpp bëgg mais barke baay des fois nga xool sa waajur bu góor da nga koy bëgg ndax dangaa xam da laa utal waajur bu baax te loolu sant yàlla la kon loolu ñu góor ñi war nañ cee gis seen bopp jigéen ñi war cee gis seen bopp parce que àdduna yàggul caat waaw. jërëjëf kon nag message baa ngoog message à la nation bu am solo boo xamante ni jël nañ ci sax ba taxlu ci benn actualité kontaan lañ doon def bu baax tey seet si ki nga xamante ni mooy borom Taïf Coiffure Waline Fall borom ñaari daaru yi sunu xol seddoon na bu baax a baax tey doon sekk ak yow Makane wax dëgg yàlla waxtaan bi yaatu woon na te yaakaar naa ne fan si yëpp yi nga xamante ni dañ doon rek yàkkamti yenn saa ci mode tabaski yi ñu lay xaar nga ñuuy leen wala yenn saa ñu lay xaar ci grandes émissions yi nga ñuuy leen tey nag caat indil na leen Makane Waline Fall ci Sénégal 7 kontaan lañ doon def bu baax doon àndandoo ak yow dama lay bàyyi rek nga nuyu ñi nga xamante ni ñoom nga bëgg a nuyu ñëpp la taa ñuy tëj émission. waaw caat maa ngi kontaan loolu ci Sénégal 7 di kontaan tam comme niñ ma koy waxee chaque jour ndax borom Taïf Coiffure ku ko wax ni Daaru Xuddoos man maay borom ñaari daaru yi Daaru Xuddoos ak Daaru Musti sama borom kër waa Daaru Musti la man may waa Daaru Xuddoos di sant yàlla nag bi ñu yàlla boolee ci ñaari daaru yi di sant samay wayjur nu baax a baax sama papa yàlla guddal fanam bàyyi kook ñun ba ci kanam sama yaay itam ñu ngi koy ñaanal fee mu nekk ndax ci yar bi mu ñu yar ñu ngi ciy sant yàlla saa bu ñu toogee day mel ni visage am la ñuy gisaat kon alhamdulilah di nuyu sama njaboot yëpp di nuyu sama famille yëpp samay sœur samay frère ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di sant sama rakk comme ni ñu ma koy waxee chaque jour nga ne da nga bëgg sukkay di sant sukkay caba caat ñoom ñëpp di wax ni nag dañuy sant yàlla ba tey bi ñu yàlla boole ci waa kër borom Taïf Serigne Mbacké Mouhamed ndax ku xam Gaynde Fatma xam ni mooy Sénégal te ku xam Sénégal xam ni sëñ Mbacké mooy borom Taïf ma kontaan loolu ci njabootam di leen ñaanal loolu ñoom ñëpp nag di wax ni li may faral di wax rek Serigne Mbacké lu mu am Gaynde Fatma lu mu am taaw la kon taalibeem bu mu am boo dëggoo ca la nga nekk am ci fulla loolu te gëm ko lool ci taaw yi ngay bokk kon nag loolu dañuy wax alhamdulilah di nuyu waa Daaru Xuddoos di nuyu waa Daaru Musti di beral mention spéciale sama borom kër dama koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko ak njaboot gi moom xam na man xam naa ndax ñu jox la tout tànk muy xale macha allah nga yar ko ba fii yomb na yombul boole kook nga nekk ci showbiz loolu kon compréhension dëgg moo la ciy génne kon maa ngi koy ñaanal di ko ziar di ko sant di daal di wax sama njaboot gi yëpp nag bég naa yàlla dama njabootale ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom ñëpp di wax ni kontaan naa jërëjëf jërëjëf. Ça a été un plaisir toog ak ki nga xamante ni mooy Waline Fall la reine du foulard du chignon du chapeau et moom laa seet si woon tey ci seen émission bi nga xamante ni nee naa leen yéen ñëpp yéen a ko bëgg taamul ko seen bopp ba tax du ñu am benn problème à chaque fois bu ñu bëggee seeti ko kenn ku mu ci mënti doon contentement lañ doon am tey seet si ki nga xamante ni mooy borom Taïf Coiffure Waline Fall sunu xol seddoon na bu baax a baax ñu yaakaaroon rek ne li nga xamante ni indiloon nañ leen ko yéen it kontaan ngeen ci maa ngi remercier tout le monde ku ci mel ni Djili Mbaye ak ki nga xamante ne mooy sama rakk ji Modou ak toute l'équipe de Sénégal 7 tey nag may remercier bu baax a baax yaay vie Mboup parce que tey moo jaar ci tey baas bi nga xamante ni lii yëpp en jean la tubarkàlla mu defar ko ba mu rafet may remercier tamit Cheikh Mbacké Saliou borom ci Xen création moo génn tey ci li nga xamante ni mooy tissu bi sama xol sedd na bu baax a baax ci kàttanu yàlla képp koo xamante ni rek bëgg nga ci yi mën nga koo woo ci kàttanu yàlla di ngeen gis écritel bi ñu def ko ci vie Mboup sama xol sedd na bu baax rafet na lool